Midi Culture. li ci gën a fës bokk na ci kon l'accident bu metti bu am guddik bi ca fay toll ko poste Thiaroye ab camion moo fa daanu ci kaw ñaari scooter ñeenti doomu aadama ñàkk fa seen bakkan ci saa si amit ñett ñu ca jëlee ay gaañu yu méttee métti Fatou sa Fallou seen kon di étudiant ba nu takk dere boo mën ca université Gaston Berger ba nekk ca Ndar ëllëg lay am atum lëm tax kon ndongo ya foofee di amal doxum ñaxtu ni ki tey ci talaata ji politique Souleymane Ndéné Ndiaye nee na mbër lay doon ci élection présidentielle yu atum 2024 fekk booba kon meerum Ndakaaru di Soham El Wardini demoon seeti président de la République Macky Sall ñu waxtaane ponk yu bëri bokk na ca tamit ñu def ba bàyyi Khalifa Babacar Sall Assane Ba di analyste politique ne loolee lu mën a nekk la reportage u koor gi tey ñaari ponk lañ ko jagleele muy kon suukaru koor ak ñiy tux ba noppi di ko booleek woor li mbokk yàq leneen buñ ci noppee dinañ ci boole yeneen i ponk ba ci biti réew tàggat yaram sooga dugg ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan buñ ko faram fàccee ba noppi Midi Culture day buur ñu ñaanalante Daouda Gueye moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck ngeen ci àndal am ci mbégte ak contentement bu yaatu nar ci ànd tamit ak Kati Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck di nuyu mbokki auditeurs yi internet yi ñuy suivre. nan ko waxee woon ca bopp ba rek la ñuy duggee ci yàq gi kon ak l'accident bu metti bu am guddik biik fii nii ci diwaanu Ndakaaru. mu nekk nag ca pont bu Thiaroye ab camion bu saaxaan moo faat lu tollook ñeenti doomu aadama boole kook ñetti ñu yóbbu ca l'hôpital bu Pikine ndax gaañu yu métti ka doon dawal camion ba nag dafa daal di mujjee daw bi nga xamante ni mbir yi jot na am nanu teewlu kenn ci ñi nga xamante ni fekkee na mbir mi. instant bi fi la ma fekk nag waaye instant bi daal oto bi fa jóge woon nii di yéeg pont léegi borom moto yi ñëw ba ci intersection bi di may nit ñi ñuy jéggi waaw léegi bi ñuy may nit ñi ñuy jéggi léegi foofu oto bi di ñëw di yéeg pont bi pneu bi toj waaw bi pneu bi tojee mu def contre braquage waaw bi ñu defee contre braquage ci la yéeg ci kaw ñaar 3 personnes mais kenn ki moom ak évacué na. mu nekkoon kenn ku teewe woon kon loolee di accident bu metti ba moonu guddik bi ca Thiaroye askan wa tamit kon yeewoo ci naqar. yeewoo nañ ci naqar ba tey rek ci la ñuy daal di descendi bi nga xamante ni ñeenti nit nag jot nañu ca faatu mu nekk nag loo xamante ne naqari na leen bu baax ba kii di Momar Ndaw def na ci reportage. mu nekk lu yéeme te tiis ab l'accident bu metti démb ca poste Thiaroye ab camion moo dérapé mbëkk ñaari scooter ñeenti nit nag ñàkk nañ seen bakkan am ñu fekkee mbir mi di ñu nettali. la benn camion de dérapé jóge ci sens bi mu doon daw ci beneen sens bu muy dem nag mu mbëkkaale ñaari scooter ak fekk ay piéton taxawoon foofu aussi mu fekk leen fa donc camion bi bilan général bi yëpp 7 blessés la maanaam juróom-ñaar victimes ñoo ci nekk. ñeent ñi ñoo décédé 3 yi ñoo blessé ambulance sapeurs-pompiers évacué leen à l'hôpital de Pikine. ñaari moto ñoo jiitle am kenn ku ne am koo supporté bi oto bi saarane leen bëgg rey leen oto bi ñu pas moto yu jaar nii di ñëw si le marché la gars yi fekk moto boo gis bu ne am na ñaari personne moto boo gis am yëpp ne kenn ñaari nit waaye ñëpp fii lañ gaañu fii kenn kaa ngi nii oto bi fii kenn kaa ngi nii demagul mais yàlla def jàmm sax oto bi bu woon lii bu bàyyee woon fii day marché la côté bi la yëpp xam nga lii moo ko téye xam nga reen fii ñeente ba pare di dem lii moo ko téye sax am na moto boo xam ne ba léegi mu ngi suuf oto bi nit ñi fii lañ nekkoon fii suuf kenn mënu leen génnee fii lañ nekkoon suuf fii kenn mënu leen génnee kenn ki bi ñu koy génnee fii la tàkk essence bi moo tàkk ci kaw kooku sax deewul woon mais essence bi tàkk mi doon tàkk moo ko rey essence bi daa tàkk ñëpp daw bàyyi ko fii di tàkk gaa yëpp daw fii set wicc nekk suuf dee nañ kenn ki ñu ngi koy sawe kooku mu ngi tàkk ba mu sedd guy ñu ngi dem ba génne ko ba des tuuti bu mu tàkkee nag si lañ ko bàyyi. ñu ngi naqarlu ko ñaawlu yéexaay bi sapeur pompier yéex a ñëw ndax toog nañu waxtu yoo xamante ni gisuñu leen. amoon nañu sapeur moom kon du demee nii mais fii moo amul sapeur une heure de temps ñu soog amul sapeur amul. néew yooyee nag ña nga njëbu ca morgue bu hôpital Pikine fii ak ñuy ibbi enquête. di ko jaajëfal bu baax a baax Momar Ndaw kon doon ñu defal reportage foofee l'accident bi amoon guddik bi beneen l'accident tamit bu metti am na ca Ziguinchor. ca Ziguinchor nag ab koo xamante ne mécanicien la nag di jaay ay pièces détachées moom moo faatu ni ki démb ci suba ci ab accident de travail moom mi leen nag ab engin la doon jéem a daal di génne ci benn oto ba loolee rek moo ko daal di faat lii di néewam nag yóbbu nañu ko ca l'hôpital ba ci fàttali rek bi nga ko doon yóbbu ca l'hôpital ba rek la daal di faatu ca yoon wax nañu déglu ki nga xamante ne moom moo di Babacar Thiam indi ñu ay leeral ci micro wu Angel Seck. bi mu yéegee ci fourchette bi longue affaire bi poids bi diisee benn côté muy arrière poids bi diisee benn côté bi affaire bi pneu côté droite bi jógee lañ na ko affaire baa ngi daanu
biñ ne ko affaire baa ngi daanu si lay cëppeerlu bon cëppeerlu ba bu fekkoon dafa toogoon si biir concentré wu yàlla mën na ko dimbale du gaañu bi mu cëppeerloo aussi bu arrière oon si ginnaawam rek yàlla mën na ko dimbale du gaañu même wàcc bi aussi bu wàccee woon beneen côté bi yàlla mën na ko dimbale du gaañu mais bi mu wàccee dafa avancé si kanam sax xaw a mel ni lu xaw a tayal tuuti di xool si kaw balaa muy forcé ne na daw rek si la ko affaire bi dóor mu daanu ñun ñoo ko génne biñ ko génnee noonu boobu mu ngi nooy te portable muy téléphone sax sonné sax muy forcé pour jël ko si laa daw man jël sama oto daw dem chapeau yi nekk côté préfecture expliqué leen ñu ne ma accident bi dafa grave ma leen trop grave trop si lañ ma boole ak benn élément après ñoom ñu woote camp bi ñooñu ñëw avant ñooñu di ñëw fekk na élément bi jógee préfecture ñëw na. dañuy des ba tey kon ci wàllum l'accident keneen koo xam si tamit dafa faatu ci beneen fànn tamit moo di kon ndongo bile di Mouhamadou Fallou Sène ni ki fukki fan ak juróom ci weeru mai la ñuy fàttaliku génn àddina étudiant bii di Mouhamadou Fallou Sène ci jàmmarloo bi doxoon ci diggante gendarme yi ak étudiant yi la ñàkkee woon bakkanam ba tey nag waxuñu ki ko faat xamuñu ko tamit dossier bi nag mi ngi ci loxo yoon donte nag ay jéego ba tey rek gisaguñ ko ci Kumba Ba. faatuk étudiant bii di Fallou Sène ñu fas yéene ko màggal ëllëg muy mandargaal at ginnaaw bañ ko faatee moom ndongo bi ci ab balu fetel boobee ba tey nag ab yéex la ñu nemmeeku ci dossier bi ndax enquête bi nee nañu ba tey mu ngi ci taabalu procureur de la république biñ ko faatee moom ndongo bi ba tey dafa mel ni ci la jafe-jafey université Gaston Berger daal di tàmbali ndax boobee ba tey étincelle bu ndaw rek mën na daal di indi kawu foofee ca université ba ambiance su defante moom lañ nemmeeku ca daara jooju relation bi doxoon diggante kilifay université ba ak amical bi nga xam ne moom moo boot étudiant yi fa la doxee yàqu lu yàggul dara am na ay jàppante yu fa amoon ndax ay ndongo yu jëloon ay ndoxu foos ñu ne sotti ko ci rectorat ba ñoom ndongo yooyu ñu ràññee woon na ñoom ñoo ko def kilifay université ba daal di jël ay daan teg ko seen kaw tey jii nag ñuy amal ab sitting foofee ca université ba ngir daal di fàttaliku ak a fàttali ñii di kilifa yi ci li leen war ci mbir mi waaye nag kilifa yi ngir tontu ak it dakkal bépp rumeur boo xam ne mu ngi daw ci presse bi ñoom dañoo génnee ab note démb di wax ni cours ya maanaam njàng meek njàngale ma lépp ma ngay dox ci anam bu yemb foofee ca daara ja coordination bi ëmb étudiants yu Saint-Louis yi moom nag mu ngi wëy di sàkku yoon doxal liggéeyam ci faatuk Mouhamadou Fallou Sène mi nga xam ni balu fetel moom moo ko rey ci ab jàppante bu doxoon diggante ndongo yu université ba ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waay tekk der ya loolu nag mu ngi xewoon fukki fan ak juróom ci weeru mai ci atum 2018 ndongo yu Saint-Louis yi ñu ngi woo ñii di kilifa ya ngir ñu jël yëf yi def ko seen mbiru bopp ndax dossier bi yàgg na lool ci taabalu procureur ci atum 2018 ba tey la woon étudiants yi di wéy di naxarlu nekkin bu metti biñ ne moom lañ nekkee ci campus social bi université ba waaye it leneen lu ñuy ñaawlu di dialogue bi nga xam ni amatul maanaam waxtaan seen diggante ak kilifa yi jiite li nga xam ni moom mooy daara ju kawe jooju. Kumba Diop ngir màggal kon atum la mu moomee Fallou Sène bàyyi koo fi ak tey tax na kon ndongo ya nekk ca université Gaston Berger di amal doxum ñaxtu jombul dinañ ci dellu si sunu yeneen jotaay xibaar ak sunu ndaw la nu nekkal ca Ndar Géej di Ousseynou Diop dañuy des ba tey ci wàllum njàng ak njàngale kon ak lycée Al Ahoun Sané bi nga xam si ca Ziguinchor la nekk foofee nag jàngalekat yenu fa dàqoon ci jamonoy élection yi mu mel ni mujjee nañ leen a baal. inspecteur académie bu Ziguinchor daal dina teggi daan yi nga xamante ne tegoon na ko jàngalekat ci féete ca lycée Ahoun Sané at bi nu leen ajoon nag li ko waral moo di coalition Sonko président bi nu bindoon ca fay élèves ya nekk ca lycée ba kii di proviseur bi censeur bi ak it surveillant yi jëlaat nañu seen poste décision bi leen nag ñi di syndicat enseignant bi nekk ca dëkk ba daal dinañu ko rafetlu bu baax Yankuba Badji nekk coordonnateur local bu G6 Bignona mi ngi ci micro woon Jelsek. ñu ngi ci kontaan lool sant ak gërëm inspecteur d'académie bi jël décision ñun dañu yaakaar ne décision bi mooy cadeau bi gën a baax bi inspecteur d'académie may communauté éducative de la région de Ziguinchor surtout ci weeru koor bu ñu nekk dañ ko rafetlu parce que tey dañu yaakaar ne décision bi ak dana andi jàmm andi dal ci parents d'élèves yi surtout ci jeextal année scolaire bi ñu nekk nii décision bi nag mënuñ ci fàtte nit ñi nga xam ne jóg nañ ci depuis bi problème bi amee mooy imam ratib département Bignona mooy El Hadj Mansour Bodian ak curé paroisse bu Bignona ak médiateurs yi nga xam ne ñun mënuñu lim seen tur ak tamit fàttewuñu comité national dialogue social yi nga xam ne defoon na déplacement Dakar ba Ziguinchor pour ñëw régler question bi moo tax tey ñun en tant que syndicat nañu gërëm ñëpp ñi nga xam ne taxaw nañu pour régler question boobu noonu teg ci yaakaar nañ tey Ziguinchor région bu Ziguinchor académie bu Ziguinchor mën na jublu ci wàllum examen de fin d'année scolaire ñëpp mën taxaw pour région bi mën a am ay résultats yu baax
yéen a ngi déglu King FM ci 99.4. ñu wax ci wàllum politique ak Souleymane Ndéné Ndiaye mi ni mbër lay doon ci élection présidentielle yu atum 2024. 2024 nag fi mu nekk nii Souleymane Ndéné Ndiaye daal dina xamle ni dina nekk nag candidat présidentiel jëm nag ci élection yooyu lée moom ancien ministre bi jàpp na ne nag def na ab parcours goo xamante ni war na fee war a mën a wuutu ki nga xamante ne moom mooy di président Macky Sall. Soham El Wardini mooy maire Ndakaaru démb la seeti woon njiitu réewum Sénégal di président de la République Macky Sall. loolee rek ngir libération wu kii di Khalifa Babacar Sall mu nekk nag li bokk ci point focaux wu li nga xamante ne moom moo di seen waxtaan donte yi tamit waxtaan nañ jëm nag ci li nga xamante ne moom moo di Dakar ndax moom mi la nag moom moo di maire Dakar waaye nag kii di Assane Samb nekk analyste politique moom mi la nag daal dina ci indi ay xalaatam. bu Macky dajee ak Wardini maire Dakar waxtaanu Khalifa Sall mënul ñàkk donc le fait simplement que mu recevoir le maire de Dakar signifie que moom Macky xëy na am na lu nekk ci boppam li jëm ci mbiru Khalifa Sall ndax xam ne il faut mu waxtaane ko léegi nag bi élection yu passé bu ko tëboon bàyyi gracier ko amaane day jox dëgg ñëpp doon wax ni élection ya taxoon mu téye ko donc moo tax xëy na mu bàyyi ko fa di wut nag li ñuy wax médiation maanaam aw lay woo xam dina ci mën a sukkandiku pour que ëllëg si mu mën ko bàyyi te bu leen fàttali ñu ngi jëm ci le dialogue politique le dialogue concertation nationale du moins le 28 te acte fort yi ñuy xaar bokk na ci libération Khalifa Sall donc yaakaar naa daal mën naa jàpp ni Macky mu ngi ci tubaab di wax prédisposition maanaam mel na ni pare na pour jéem a xool nu muy bàyyee Khalifa Sall waaw ndax Khalifa Sall amalu ko njëriñ ci kaso bi amalul Sénégal njëriñ ci kaso bi amalul Dakar njëriñ ci kaso bi donc moom bëggul woon tëb rek bàyyi ko ñu ne lii kat kon élection yi moo taxoon waaye nag tey bëgg na sukkandiku te Wardini mu ngi koy commencé jox prétexte bi maanaam mu ngi koy jox sukkandikuwaay su koy mën a may xëy na mu activer médiation yi nga tax xam ni ëllëg si dina ko mën a bàyyi te coow du bëri. mu nekkoon kon kàddu Assane Samb di journaliste analyste politique doon jokkoo ak Dissa Préra dañuy wax kon ci dundinu askan wi rawatina kon garab yi nga xam si daanaka fu neex waaye mu lal taabal di ko jaay. ba tax na nag ñii di pharmacien yi daal dinañu jóg rek ngir wane seenub mer ndax jàpp nañu ne loolee rek dafay julal lorange ñi nga xamante ne ñoom ñoo di sénégalais yi ndax te jënd ay garab yu baaxut moom baaxul nag ci wér gu yaram nit ñi ba tax na nag ñu ngi daal di woo nguur gi rek ngir ñu jóg nag ci li ni mel nanu déglu reportage yu Ndeye Mati Dia. bërëb bu xumb lool dem ak dikk yu dul jeex fii ci Sandaga ci espace bi ñu tuddee kër sëriñ bi jaaykat yi dañuy dogaale client yi. gannaaw waxtaan ak waxaale ci la demee jëli garab yi ca fa mu leen denc teg ci di ñu xamal seeni njariñ. li mooy prima moo leen may franchement non effet secondaire ay multivitamines yu liggéey 8 suur laa la may boo ko xamul boo ñëwee ma jox la sa xaalis amul benn effet secondaire parce que yëpp ci multivitamines lañ ci liggéey ku la nekk 3 fois bi sax garab bi bala nga ko xam nga jël ko nga utiliser ko boo demoon pharmacie bi 25 000 lay soxna si di jaaykatu café Touba ne kër sëriñ bi ndimbal njaboot la. garabu sëriñ daal man daal li ma si gis moom baax na moom am na yu si baax moom wax dëgg yàlla am na yu si baax ndax des fois soo demee hôpital dañ lay bind ordonnance boo xam ne si nii doo ko mën a jënd day seer bay bëgg a dee da ngay mujjee dem kër sëriñ ba ñu joxe leen këyit gi ñu xoolal ak garab gi jaay la ko si lu gën a yomb baax daal la fa ñoom daal ndimbal njaboot la ñu. Ibrahima Khalil yor pharmacie fii ci boulevard Charles de Gaulle di ñaax nguur gi si mu jël matukaay yi war. garab dafa am nu mu war a gée ci dëkk te bu xasee dugg laata muy yegg ci pharmacie dafa am nu mu fay yeggee kon ñun garab yi ñu am ci pharmacie bi yëpp mën nañ ko toppaat topp ko ci bërëb topp ko tamit ci jamono ba mu leer ne garab gi fii ak fii la jógee état dafa war a jóg du ma ne état rek sax mais même ñun ñi xam ne ñu ngi ci di ci yëngu war nañ def geste pour ñaawlu lu mel am na ci part ndax mi ngi xew te tamit ñu ngi koy seetaan amaana am na yoo xamante ne ñu ngi koy def ay jéego mais taxul mu jóg fi. njaayum garab gi ci mbedd mi di wéy di lor askan wi ginnaaw campagne de sensibilisation yi ñu ci def ak daan yu metti yi nguur gi di teg ñi koy def taxul ba tey ñu teggi seen loxo benn yoon. cant ak ngërëm ñeel ko bu baax moom Ndeye Mati Dieng leneen loolam askan wi tamit moo di kon njëgul luyaas beek na mu seeree. seeraayu luyaas yi jaxal na askan wi yeewoo ca Dakar ñu ngi ñaawlu yokkute gi boole ko nag di xamle ni respecté wuñu décision bu nguur bi jël ngir rek daal di wàññi luyaas bi ca tupp 2014 ñi joxañ naka baaraamu tuuma moom mooy ñiy joxe seen i kër luyaas ñi koy luwee ak it nguur gi reportage bi Papa Madiakhate sax moo ko def. juróomi at ginnaaw wàññiteeg njëgug luyaas gi fii ci Sénégal mu mel ne dogal gi état bu Sénégal jël jamono ji dañu ko fàtte ñu fekk ko ci ab kenkaayir yi Xadayti Fall di ko dëggal. gaa yi
wàññi woon nañ mais li ñu wàññi woon ku génn dañ lay gonflé waat yokkaat même prix bi ku dugaat li nga doon boo doon fay 150 000 bu dugaat da ngay fay ay 170 180 bu dee néegi 20 000 léegi 35 000 40 000 jëm kaw affaire daal doxul wàññiwul demul fenn waaw nguur daal mooy loolu. mu sol mbubu bu bleu taxaw ci wetu ab immeuble baara di wutal ak lay borom kër yi. ndax location gi boo ko xoolee fu mu toll nii moom miti na mais mitiwaay bi itam xam nga boo xoolee itam ñu ngi naan borom kër yi la mais am na côté boo xam ne itam boo nee borom kër bi itam waxal côté nguur gi it waaw ndax fu mu toll nii ñiy jaay ciment bi xam nga ñu ngi nit naan dañuy yokk ciment dañuy yokk fer. xam nga ñiy wax itam luyaas bi dafa yokku luyaas bi miti na il faut ñu xool côté boobu itam ba xam nga ni mu la moom mu jàpp ne sénégalais yi kay ñoo war a def lu ñu mën tey luyee appartement yoo xam ne dinañ ko mën a fay. weer bu deexee su dee weer bi 15000 la nga gën a sa 15000 fay am sa jàmm nga continuer sa dund ñee nga xam ne nag dañoo am moyen bu leen toppandoo ndax boo toppandoo ñu itam doo mën a dégg fenn ndax def loo xam ne mënoo ko wiiti di ngay sonn rek. wàññiteeb njëgub luwaas daal di juróon ci askan wi mbégte ak xel mu dal waaye ay at ginnaaw loolu ñu ngi nekkaat ci ay jafe-jafe ngir am fu ñu mën a dugg ñoom ak seeni njaboot. di ko jaajëfal bu baax a baax Papa Madiakhaté Sarr ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal fukki simili ak juróom-benn. King FM, première radio digitale du Sénégal. dañuy dugg ak yéen ci pàcc bi nu jagleele koor gi kon tàmbalee ko ak ñi nga xam si dañuy woor ba noppi di tux cigarette. tuxkat yi nag jamono ji am nañ ay jafe-jafe ngir woor ni mu waree mu doon nag lu jafe waaye ngir rek def di digle yi am na ci ñoo xamante ne nag jaral na leen sax daal di fiy jaare bàyyi tux. Elisabeth Demba nag moom moo daal di daje woon ak ñoom. koor di weeru abstinence weeru jaamu yàlla waaye nag terewul mu xaw a metti lool ci tuxkat yi leen citoyen di ko xamle. comme ni nga ko waxee weeru koor dafa doon mois béni dëgg la am na loo xamante ni loo doon def da nga koy bàyyi ba heure dog jot nga ne ci maanaam comme cigarette bi ngay expliqué noonu mais mu doon lu metti mais lu ñuy gérer la. mais boo ko deful da nga am problème sax boobu day yendoo metti suba ba ngoon dem na ba sax même boo fekkee bàyyi woo ngoon gi boo tuxee boo dogee ba pare boo taali cigarette boo ko tuxee sax boo togul da ngay miir daal. muy faral di metti ci ñoom ba yéeg ci loolu de moo waral ba ñenn ñi dañuy profitoo ci koor gi ngir bàyyi tux. am na des fois man léeg-léeg damay bàyyi koor gi day ñëw ma bàyyi cigarette bi def ay 3 mois ma bàyyiwaat cigarette bi des fois li ma ci dugal sax damay mer su ma meree rek bu ma tuxul du ma gis affaire yooyu. te cigarette dafa nekk loo xamante dafa garaaw quoi. fii ak koor gi ñu nekk ni bu ñu génnee incha allah su ma ko bàyyee moom yaakaar naa dootuma ci delluwaat quoi. naam métti na waaye terewul yi lépp jullit fas yéene jëfee li yàlla santaane ci weer bu sell bile waaye nag terewul bu ñu dogee ñuy daabu lu ñu manqué woon ci tux ci journée bi yëpp. mu nekkoon Elisabeth Demba nekk stagiaire ci rajo King FM leneen lu ñuy wax ci wàllum koor gi kon te mënuñu ko tamit bañ a tudd rawatina sunu mbokku jigéen yi moo di kon sukkaru koor. ci weeru koor gi nemmeeku nañu si joxe sukkaru koor ngir ñi koy def nag seetlu nañu ci ne jigéen ñi ñoo ci ëpp rawatina nag ñi nga xamante ne doonoo daal di am borom kër dem sax ba bu nu ko joxewul mu jural leen ay kàddu yu ñaaw yu jógee ci seen i goro wala sax ci seen i mbokki jëkkër Fatou Sow moom la ñu ci àndal. mais fu mu ne nii Sénégal yàqu na coutume la rek ndax yéeg yi sëy ñun ñi di sëy ku ci joxul sukkaru koor ñu xas la. weeru koor su teroo jigéen sëykat yu bari seen fit dem ndax joxe sukkaru koor seeni goro ba si njëkke yi Rama ay atam toll ci fanweer di ñu xamal jafe-jafe yu ñu ciy dund bu ñu ko joxewul. di la wax ni la sukkaru koor yi moom toj na dëkk bi moom parce que ñun jéeg ji di sëy nii heure buñ xëyee ñoo ngi takk suñ digg pour bëgg lu ñu yóbbu suñ njëkke yi ak suñ goro yi parce que buñ ko yóbbu sama xas lay doon te sukkaru koor du force mais tey jii man su ma amee def bu sama morom ma nekkal ci kër gi muy sama wujju peccar gi amul léegi moom deful moom dañu koy gaarawaale ak di ko xas te yéene na mais amul. donte jamono bi metti na fexe yi tax na wante fu ñu jaar joxe ko ngir sëy yu neex. xanaa metti rek metti na lool soxna si metti na ñun ñii di sëy xam nañ ne metti na ndax suñu jëkkër yi duñ ñu ko jox te buñ ko joxewul ñu xas ñu wala ñu gaaruwaale ñu. suukaru koor bu wóor mooy jéeg ji nangoo sëy te yàlla rek tax di ay kàddu yu bàyyeekoo ci Aminta. di nga nopp sa jëkkër nopp koo xam defe naa boo amoon suukaru koor ay biye màkka sax dem jox ko say goroog say njëkkër ñu dem siyaare ji yonent bu tedd bi sax defe naa jéeg bi sëy nga koy def ndax ki banday ba bàyyi ñëw bëgg sa doom yàlla boole leen mu toog di sëy kooku amul lu mu yéenewul fam jëkkër waaye defe naa nag suukaru koor bi gën a wóor te gën a wóor mooy jéeg bu baax yàlla indi sa doom indi la jéeg bu baax jéeg bu nopp sa doom bëgg sa doom respecté sa doom faale la yow mi sa goro xam ne yow yaay jëkkër yaay daal nañ ko li coow li yow la bëgg ay njëkkeem ngeen war a wëlbatiku nag jàppale ko te xam ne doomu jàmbur la. joxe suukaru koor nekk lu fës ci jamono ji ba tax na sunu mbokku jigéen yi sëy di def seen kéemtalaay kàttan ngir bégal seeni goro.
Fatou Sow midi moo jot ba tegal ñaar fukki simili ci aéroport international Blaise Diagne. bàkk boobee kon xibaaru biti réew yi lay yegle. xibaaru biti réew yi dañu koy daal di tàmbali foofule ca Niger jóge fa daal di dem ca Soudan jaaree dem ca Alaska jeexale ko ca France ki def li ni ma rek moom moo di Ndeye Mati Dia. dañuy dooree xibaaru biti réew yi ak Niger prison wu kutukale ba dend ak ñaami la ñu daal di songu niki démb ci altine ji ci ngoon ñi def jëf ji di ay jihadiste yu ñëwoon ngir libérer seeni moroom ci noonu sax la leen armée wu nigérienne ba daal di dàqijee ci kàddu yi ministre de la justice bu Niger benn takk der moo ci ñàkk bakkenam ñu ne nag duggulet jëf yu mel ni di fa am ndax bari na ay yoon yu ñu bëggoon songu prison wu kutukale bu mag boobee te diggam ak capitale bu Niger toll ci 40 fukki kilomètres ak juróom ca Soudan nag jàmmaarloo moo amoon diggante askan wa ak takk der yi loolee daal di jur juróom benn nit yu ci ñàkk seen bakket ci noonee sax le conseil militaire ba yoroon nguur ga gannaaw bañ fa jëlee Omar El Bashir ak société civile ba daal di juboo ci ëllëgu nguur ga ca Alaska ñaari hydravion ñoo daal di mbëkkante ca ndox ma juróomi nit ñàkk seen bakkan kenn ki daal di réer menteng ñu ne sax juróom benn yooyu ay touriste yu paquebot Royal Princess Cruise la ñu woon waxtu bi ñuy waxee ak yéen fële ca France président Emmanuel Macron ak l'armée ba ña ngay sargal Cédric de Pierrebon ak Alain Bertoncellion di ñaari soldaar yi ñàkkoon seen bakken fële ca Burkina Faso ci ab opération guddib 9 jàpp 10 mai ngir libérer ay otage te ñaari doomu réew France bokkoon ca lii moo doon li fi ruus ci xibaaru biti réew. takk ngërëm ñel la bu baax a baax Ndeye Mati Dieng doon faram fàccee kon xibaaru biti réew yi tàggat yaram a ciy topp. Tout de suite le sport. Now sports. tàggat yaram di saa préra lañ ci àndal maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou. dañu koy daal di tàmbali ak CNEPS Excellence mi nga xamante ni jóge na Ligue 2 daal di fas yéene nag jouer Ligue 1 saison prochaine. ni nga ko waxee noonu la Ligue 1 sénégalaise année prochaine foofu la nga xam ne CNEPS Excellence foofu la war a football ginnaaw nag bi mu validé tikem bi mu doon jàkkaarloo ak équipe bi nga xam ne mooy Africa Promo door ko 2-0 lundi bi passé moo doon 25e journée bi mooy avant dernière journée championnat Ligue 2 bi CNEPS nag moom mooy premier équipe bi nga xam ne ci Ligue 2 moom moo totalisé 50 points war a nag dem Ligue 1 mu fi mu toll nii nag ki di jàmbaar nekk deuxième mënatu ko jot ki nga xam ne nag di EG Fatick nekk troisième également am na 45 points waaye tamit mënatu ko jot kon nag fi mu ne nii béy wéy na mbuus pour ñaar ñooñu noonu. ba tax na dañuy daal di dem ci génération foot nga xamante ne jamono jile ñoom ñoo di champion yi daal dinañu jot nag li nga xamante ni moom moo di seen trophée. champion du Sénégal 2019 jot nañ seen trophée seen coupe bi démb muy deuxième fois bi nga xam ne ñoom nekk nañ ko ki nga xam ne nag mooy chargé de communication bi ba académie bi muy Talla Fall moom nag yow na àdduna ci xam ne nañ ko lii liggéey bu yàgg la liggéey bu metti la boo xam ne nag moo def ay résultats ñu déglu Talla Fall ci micro Papa Madiakhate Sarr. waaw gagné championnat tey dafa doon lu jaadu ci génération foot am trophée sax laay mën a wax parce que objectif bi am trophée pour le mën a permettre nga dem Afrique moom mooy léegi sunu objectif boo xoolee parce que xëy na def nañu performance gagné nañ ko en l'espace de 3 ans 2 fois xam nga amaale ci benn coupe du Sénégal donc ça prouve quelque part que ne liggéey rek mooy wóor ak condition de performance yi ngay mettre ce joueur parce que boo leen ci tegee ba pare tu peux être exigeant mën nga leen sas nag ne leen fi nga yaa ngi nii am nga sa hébergement am nga sa restaurant am nga sa terrain d'entraînement am nga sa salle de musculation am nga sa médecin am nga sa école am nga sa lépp sur place te ba pare ñu lay fay salaire boo xam ne c'est 12 mois sur 12 donc on se doit d'être exigeant par rapport à toi donc loolu normal la maintenant léegi nag ci biir loolu yëpp il faut nga am par exemple ay techniciens ñu leen wër ñu leen mën a liggéeyloo xam nga am ay préparateur physique am médecin boo xam ne dafay am benn suivi médical bu ci feebaree en 48 heures war nañ la mën a retaper xool lan la ñu war a mën a def rapidement pour mën la récupérer dans le plus bref délai donc condition yooyu moom mooy condition yi nga xam ne moo mën a permettre joueur épanouir parce que au niveau tey boo fekkee ne da nga bëgg a am yenn résultats yi yooyu yëpp il faut nga réunir ko. Talla Fall ñu ngi koy jaajëfal bu baax ngir jeexal rek wàllum tàggat yaram fi mu nekk nii de turu Sadio Mané saf na sàpp ca dancing ya nekk ca bitim réew. ni nga ko waxee noonu la Sadio Mané jeexal campagne bi ak Premier League bi ak benn doublé bi muy jàkkaarloo ak Wolverhampton Sadio Mané nekk fi mu toll nii kooku luchu fi nga xam ne mooy Anfield mooy stade bi nga xam ne mooy stade du dëkk fi muy football mooy Liverpool fi mu toll nii nag 22 buts la marqué moom nag mu ngi execo woon ak
ñaari yeneen footballeur yi nga xam ne kenn ki mooy Aubameyang kenn ki mooy Mohamed Salah mais il faut dire que Sadio Mané fi mu toll nii fan sa ret yi kontaan nañu lool ci moom ba nga xam ne fu ñu toll rek ay turam la ñuy yuuxu di ko way di ko sargal maanaam muy ci stade yi wala muy ci discothèque yi ñu déglu as tuut ci way yi ñu koy way fi mu toll nii fële ca Angleterre. Sadio Mané nekk fi mu toll nii li ñuy wax vedette équipe bi nga xam ne mooy Jürgen Klopp moo koy coaché fi mu loolu nag mooy ndar képp xibaaru tàggat yaram yi ñu bàyyi leen ak Serigne Saliou ak Kati Ndiaye. mi ngi noonu di ko jaajëfal bu baax a baax di sa après doon faram-fàcceel xibaaru tàggat yaram ñu ubbil leen pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan. xibaaru caada yu wér te woo. Ziguinchor lañ koy tàmbalee foofa moom mu mel ni ndaje mu mag a mag lañ fa doon amal. ab rencontre internationale des arts nag artistes yi ak peintres yi sculpteurs yi daal di jógee ci sous-région yi ñëw nag ànd ak artistes locaux yi nekk ca foofee rek ngir daal di gën a jëmal kanam lii di image positive de la Casamance nekk nag loo xamante ni itamit dafay daal di gën a boole wàllum cosaan ak aadawu dëkk yu ca bëri kii di Omar Camara nekk artiste peintre président de ZArt nag nekk benn association locale bu artistes yu Ziguinchor moom moo daal di initier projet bi ni mel kii di Angèle Seck daal dina koy tàllal sunu micro. sama liggéey mooy dama doon woo samay nawle artistes yu nekk Burkina Cameroun Côte d'Ivoire Mali Guinée ñu ñëpp ñu daje fii Casamance ci Diabir quartier Diabir lu ñu waxee rencontre des arts c'est-à-dire nañu daje ku nekk ci sa xam-xam ak sa mën-mën ku nekk nga wane sa liggéey parce que di ay artistes lañu donc moo tax ñu nekk fii Diabir quartier Diabir bu Ziguinchor donc fii nag espace culturel la bu ñoo xam ne dañ ko doon tabax depuis maintenant fukki at ñu ngi koy tabax mu ngi fexe ba pare donc ñu ñuy dimbale ci la francophonie moo tax artistes yi ñëw fii parce que francophonie moom mooy joxe ay billets d'avion transport pour artistes yi mën a ñëw fii pour artistes yi mën a voyager surtout artistes africains yi mën a voyager à l'intérieur ci biir Afrique parce que art bi culture bi cosaan bi dafa am war nañ ko war a jógal daal mu jóg dem ci kanam donc lii moo tax mu indi artistes yi fii ni ñëw liggéey ku nekk da ngay wane si liggéey ñii ay sculpteurs lañu ñii ay peintres lañu ñii ni ngi yatt ay bant ñii xool ko kii moom mu ngi defar ay weñ la jël di defar donc dafa dem ci àll bi récupérer ay weñ ñoo defar œuvre donc fii espace culturel la ci biir Diabir laa ko def et puis ñu am benn salle d'exposition lu ñu liggéey foofu lañ koy wane man sama ñaan mooy artiste bu ñëw Ziguinchor rek mu am fu muy dugg jarul muy dem di tëdd si hôtel yi mu dugg fii parce que artiste da nga war a nekk en contact ak population bi ak sa environnement ñoo xam ne ñoom nga nekkal pour mun a xam exactement ñoo seen cosaan naka la ñuy dundee parce que ñii jógee Cameroun ñii jógee Burkina Faso ñu ngi doog a ñëw Ziguinchor xamuñu Ziguinchor mooy lan dañuy dëgg tuur bi rek boo leen waxee nañ dem Casamance ne waaw Casamance non du ma dem Casamance mais fexe nañ ba ñëw gis nañ Casamance dëkk bu neex la et puis baax na aussi day tax ñu dëgg Casamance ci beneen façon parce que Casamance bu ñu ko doon wax ci àdduna bi nan naan foofu de moom jàmm amu fa pourtant jàmm ngi fi nii yëpp ay ambassadeur lañ bu ñu demee bu ñu delluwee nen Casamance de jàmm rek la dëkk bu neex la donc liggéey bi nag fii nag ñoom ñoo fi nekk ak man ak ñeneen artistes yi nañuy recevoir ay élèves Diabir yi depuis démb presque 50 élèves nañ fii ñëw 50 xale liggéey nañ fi depuis démb nañu ànd seen maître yi l'après-midi sax nañ fi ñëw pour liggéey ak ñoom pour won leen exactement art bi culture affaire sociale bi fii xale yi ci leen bokk donc loolu yëpp dafa bokk suñu liggéey bu ñu def mu nekkoon kon kàddu yi Omar Camara nekk tam tamit kon artiste peintre nekk tamit président kuréel gu yëngu ci wàllum aada foofee ca Ziguinchor dañuy wëyal kon ci pàcc bi nu jagleel aada ak cosaan ba tey wax ci métier photographe nag ci fàttali rek nag ku bëggoon na photo wu bu njëkkaan da ngay dem ci studio de photo ya daal di photo wu toog diir ñaari fan rek sa photo soog di génn nag mu doon nag jamono ji loo xamante ni gëj nañu ko gis studio de photo ndax téléphone portable yi ku ci bëgg a photo wu rek dafay daal di def ci sa téléphone portable garde ko ci mu doon nag loo xamante ne fi mu nekk nii ma ngay jural jaxle ñi nga xamante ne ñoom ñoo di photographe yi yor nag ayub su studio ba tax na sax kii di Mamadou Sow daal di ciy def reportage. ci station tali bu mag bu Pikine jafe na lool nga jaar fi te dajewoo ak ay ndaw yu lay laaj ba xam da ngay photo wu grand da ngay photo wu loo bëgg photo ñoom photographe yooyu la nekk si guddi yu bët setagul ndax xarale yu bees yi nar a suuxlu seen métier bi Chérif Camara di kenn si ñoom technologie bi avancé na d'une telle sorte boo xamante ne tey jii boo xoolee Sénégal ñëpp ay photographe lañ parce que photo yomb na maanaam technologie avancé na d'une manière boo xamante ne mais ku jug ñuy wax seen iPhone dañuy jàpp ne il peut faire
pareil comme les photographes. Alaaji itam ñu fekk ko mu toog ci chaise uuf appareil am moom it di dëggal naataangoom bi. Avec la révolution numérique bi nii am na ay avantages am na ay inconvénients les photographes affaire bon peut-être mi ngi dem ndànk-ndànk inconvénients yi mooy avec nouvelle technologique bi tout le monde est photographe. passeport yeeg identité yi léegi dañoo dem ba état bi da cee teg loxoom te loolu du woon yoon photographie ñoo ko moom léegi néewal na doole photographie. bokk na ci li ñuy sàkku ab structure bu leen di taxawu ak itam jëm leen a boole ci lépp luy wàllu photo. Mamadou Sow dañuy daal di kon wéy ba tey ci pàcc bi nu jagleel aada ak cosaan wax ci cordonnerie yi. cordonnerie yi maanaam nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy defar dàll yeeg saag yi doon métier goo xamante ne fi mu nekk ni le ndaw ni bëgg nañu ko bu baax a baax ndax gis nañ ne cordonnier yi fi mu nekk ni ñu ngi wane seen bopp bu baax ci marché bi di jëm itamit innové di indi yu bees jëm nag ci wàllu mbir yi ñuy defar donte tamit ñi ngi ñaaw lu ñàkkum financement mi nga xamante ne fi mu nekk moom la ñuy daal di dund kii di xaaki mu àcc moom moo def reportage. defarum daal ay ndaw yu bari di ci yëngu fii ci rue 11 Thierno Thiam ak Mor Thiam di ko def ay at a ngi nii ñaari waxambaane yi di defar ay modèle yu bari naam sax li ëpp ci modèle yi ñuy defar bitim réew lañ koy gisee. dàll yëpp la ñuy defar dañuy defar ay dàll décoté dañuy defar carax jigéen ñi ñoo ñu koy defloo léeg-léeg nga gis benn modèle boo xam ne defaree wuñ ko fii nga ñëw commandé ko ñu defaral la ko. mooy ñu gis benn modèle boo nga xamante ni bitim réew lay jóge ñu defar ko. en même temps tamit dañuy créer suñu fi bopp. wante différence bi nekk ci jumtukaay bi ñuy liggéeyee tax ba qualité ak prix dàll yi ute. matière yi moom synthétique bi lañ ëpp lu ñuy utiliser parce que jigéen Sénégal yi moom dañoo xaw a bëgg lu yomb moo tax mais bu dee cuir bi day xaw a seer si ñoom. moo tax synthétique bi lañ ëpp lu ñuy liggéey. simili cuir wala cuir. prix moom si sans dépasse si modèle dàll bi quoi parce que bu dee carax yi am na 2000 am na 2500. sans dépend bu ci gën a ndaw daal. 1500 la jël ko mën a yegg ba 30 000 40 000 Thierno mu ngi ñuy xamal ni liggéey bi gënoon na fee dox ndax léegi dafa am ñu wàlliyaan si ci seen liggéey ba tax na muy ñaan ñu jàppale leen ci financement. léegi commerçant yi ñoo ci dugg ñu doon jaay toile yi ñoom ñoo ci dugg léegi investir seen xaalis problème mu xaalis dañ ko ci am parce que bu ñu financé woon xaalis di nga mën a def comme ñoom ni ñuy def di am matériel bu doy quoi mën a liggéey sa dàll yu bari exposé parce que financement bi nag doon nañ ko dégg mais jotewul ñëpp quoi. ude yi di defar ay dàll yu bari te ute ñi ci ëpp di ay ndaw mën lool li ñuy def te di créer saa su nekk ay modèle yu bees. ngërëm ñeel na la Hakimu Aci ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. Cheikh Sadbou Samb lañ ciy dalal tey. moom nag lañ ci dalal ba tax na daal dinay dellu si ci li nga xamante ne moom moo di zikr ak fa mu sokkee ko waaye itamit dellu si waat ci sonorité yi nga xamante ne moom la ñuy dégg ci ay wëyam entretien bi nag mu ngi ko daal di def ak Penda Badji. Cheikh Sadbou Samb maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Penda. Cheikh Sadbou ñu bëggoon juste nga dellu si par rapport ak zikr bi ngeen di def lan mooy zikr ak aussi mélodie yi naka lay duggee ci yenn sonorité yi maanaam nu muy demee daal ci tënk. waaw zikr moom boo ko déggee rek mooy tudd yàlla di ko sàbbaal waaw mélodie yi nag kenn ku ne xam na fi mu jóge mooy tout le monde ñoo ko bokk mooy musiciens yi way àdduna ak ñiy way turu yàlla benn mélodie la rek. d'accord yow sa carrière daanaka ba nga tàmbalee taxut a yàgg noonu trop waaye nga fës long nit ñi ràññee la bëgg la ci kàddu yi nga est-ce que mën nañ xam tuuti tamit say way naka nga koy bindee texte yi nu muy demee ak yu ni mel. waa samay way weesuwul lii nga xam ne ay mag ñoo ko bindoon ndax ñoom li ñu wax yëpp dafay continuer di xew jamono bu nekk mais nag ñuy xool aussi actualité li nga xamante ni tey jamono bi moom la laaj ñu ko ci boole pour juste bëgg rek message bi ñuy jàllale muy mën di jàll dafa am ñoo xam ni dañuy déglu tout le temps affaire àdduna rek la ñuy déglu donc boo bëggee ñu déglu la wala ñu bàyyi xel sa message il faut nga fekk leen foofu. tay jafe-jafe yi ngeen di jànkonteel ci seen wàllu liggéey mu mel ni gën a fësal wala boog gën a ñoŋal way bi ngeen di tagg Seydina Muhammad Rasulullah est-ce que mën nga ki dellu si tuuti ci yooyu la jafe-jafe. waaw jafe-jafe yi moom bëriwul sax xam nga man bugguma di jàmbat parce que man jàpp naa ni boo nekkee ci yonent bi te mu nekk dëgg ci yow yàlla daf lay suturaal ci lépp waaw loo làmb rek daj ko. mais nag mbir moo gis ni mu amee ci jàngkat yi noonu la amee ci musiciens yi am ci mbëru làmb yi am na ñoom ni ba léegi ñu ngi jàmbat parce que kenn xëccu leen kenn jàppalewu leen léegi loolu nag li ci am solo mooy ñu dooleel leen may leen gën leen a may doole te presse bi am na ci solo
ñun donc liñ ci am nii akus néew sant yàlla la parce que lu jafe la waaye nag xaj na xol yëpp yonent bi moo ci nekk donc nag li ñu mën a def pour bàyyi di leen déglu ci weeru koor kese mooy loolu lu ñu leen di imposer la presse bi ñooy góorgóorlu nga baaxee ñu dara rek. yaa leen gën Muhammad yaa leen mën Muhammad yaa jara daw ba dee yaa rasulullah yaa leen gën Muhammad yaa leen mën Muhammad yaa jara daw ba dee yaa rasulullah. macha allah am na solo ci fàttali nag yéen a ngi doon déglu kii di Serigne Saliou Samb di waykat Cheikh Sadbou Samb di waykat sikkarkat ñu ràññee ko lool ci Sénégal rajo King FM mu ngi lay jaajëfal. jaajëf maa ngi leen di jaajëfal waa groupe Futurs Médias gépp kenn desul yal na yàlla jàpp leen yëkkati rajo ba ca kaw. cant ngërëm tamit ñeel ko bu baax a baax Penda Badji doon dalal kon Sadbou Samb nekkoon kon ganu ko Midi Culture nekkoon tamit ganu ko King FM ni kii démb ñu jeexale kat yi kon ak wàllum musique la ñuy jeexal jëm nag ci wéy wi di Lawlaka nga xamante ne Maher Zain moo ko daal di génne ci weeru koor gi ma nga noonu kon loolee itam moo yamoon nag la nu cërale woon ci waxtu jeex ba daanaka ñu xaabaabal di la jaajëfal bu baax a baax Kati Ndiaye. maa ngi lay jaajëfal Serigne Saliou Seck di jaajëfal mbokku auditeurs yi ak internet yi ñu doon suivre ci suba ba tey di leen jox dig daje suba incha allah ci Midi Culture. di jaajëfal bu baax a baax Daouda Gueye mi nekkoon ci xarale gi Serigne Saliou Seck nekkoon ci kaddu gi production Kader Lo digital bi Yacine Pouy moo fa nekkoon réalisation di sa prera lu mooy looloot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.